sëñ Fallou Luc Nicolaï ñu bàyyi la nga wax ak àdduna wax naa ko léegi boobu ba léegi ñu ngi sabab ndaje nii muy diggante Ama ak Modou Lo amul ñaari yoon jàpp nañ ko mu yàqu. bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatu. di gërëm ñëpp di sant ñëpp di sant ñëpp ñi ñuy seetaan di sant àdduna kàddu yi nag rafet na Malick li nga wax rafet na Cheikh li nga wax rafet na sama kàddu nag du ci mën a gum sore ndax dañu jàkkaarloog suñu mbokk taskatu xibaar yi nga xamante ne tey am na loo xamante ne bëgg nañ ko xam te loolu moo ñu fi tax a teew tey donc dañ leen déglu rek après. le mot introductif rek quoi doon ci doon baax. waaw introductif rek mooy la genèse de l'événement. voilà la genèse de l'événement je pense que ce sera très facile à faire Malick am na loo xamante su ma defee genèse sax dina tax ba lu ma bëgg a wax journaliste yi bu ñu ma posé question du ma ko mën a wax. moo tax bëgguma dugg ci genèse boobu je préfère bàyyi leen ñoom ñu laaj ma lépp lu ñu ma bëgg a laaj ma tontu leen ci tey incha allah lépp nag laa wax. di souhaiter ñëpp bonne heureuse année 2022 du moins parce que boobu ba léegi jotaay bu yaatoo bi amuñu ko xam nga di profiter di souhaiter àdduna yëpp bonne heureuse année 2022 di ñaan at bi ñu dugg yàlla nekk at bu dàkk ci at yi yàlla génnal ñu fi mbas bi Sénégal yàlla def fi jàmm di ñaanal tamit Lions yi kan bi ñu dem yàlla jox leen ndam bi ñu indi ko fii di nuyu Sénégal di nuyu monde entier. Modou première laaj bi mooy. sa diggante ak Ama Baldé coow li bëri na fitna bi bëri na jàpp nañu ñaari yoon face à face bi mu avorté nit ñi dem nañu sax bay dute ci combat bi dina am ak du am alors loolu yëpp tey la ñu bëgg nga dellusiwaat ci pour ñu dellusiwaat xel yi d'abord mais pour confirmer nit ñi que Modou Lo Ama Baldé bu jàmm rek amee dinañu sëgg le 13 mars. waaw El Hadj Malick ñu ngi jégalu micro yi presque ñu ngi wax ne micro yi moo liwul torop. Modou moo yëkkati gën a jege ok gën a yëkkati kàddu bi aussi. waaw El Hadj Malick defe naa wax nga lépp ci sa introduction bi tey ñun bu ñu teewee fii nii li lu mu woote muy jàmm te képp kuy nit jàmm war na la yitteel ay sax amu fi trop mais dafa am lu ñuy gis ci làmb ji waxuma rek làmb ji mais partout ci jeunesse su Sénégal temps yi muy violence dafa bari trop ba tax na li nga wax jàpp nañ fi ñaari yoon ñu war a jàkkaarloo ay fitna wala yooyu tax na ba tax amul looloo war a tey woote bi incha allah ñu toog wax làmb ji moom comme ni nga wax rek dina am ak du am moom kenn waxatu ko am incha allah bu yàlla defee jàmm rek dina am mais di wax rek. mbër yi tamit dañ ci am responsabilité bu mag a mag muy ci seen kàddu parce que nit ki du lu la neex wala fu la neex rek nga koy waxee parce que tamit am na li nga xam ni dafay yee xale yi ci violation ba tax na nañu xoolaat suñu communication bu baax a baax nu ñuy waxee ak askan bi mais di waxaat jeunesse Sénégal rek Sénégal jeunes yi lañ yaakaar suba pour ñu yor ko mais tey jeunes yi bu ñu yoree yenn comportement yi du ñu neex a xàmmee wala sax kuy dund fii Sénégal sa xel mën naa bañ a dal parce que li may wax du ci làmb ji fépp la bépp boor ci Sénégal muy football bi muy politique bi muy leneen ak leneen violence da cee bari trop te violence amul lu muy defar buñ nee Sénégal ne pays de la teranga bi suñu biir la war a njëkkee mais pas ñu nekk di yee ay fitna ay histoire yi nga xam ni amul benn sens jëmewul fenn dëkk bi xam nga di waxaat jeunesse bi rek ñu bàyyi xel ci loolu puisque réew mi seen loxo la war a mujjee nañu xoolaat seen comportement bu baax a baax supporter mbër wala supporter ku mën a doon taxul ngay ñëw di xeex wala di sànni ay xeer wala non sport dafa war a boole mais warul tàggale loolu la. combat bu nekk am nga ko fii tàkkusaan bu nekk am nga ko fii mais tension bi ñu sentir ci combat bi dafa mel ni dafa jéggi dayo lan moo waral lu ñu mel alors que yow daje nga fekk ku ne yaag Balla Gaye métti woon na lool te fu mu mujj bëree mu jeex tey yéen a ngi nii dinaa la doo ataaya ak a bokk benn bool li ci lekk. mais damay wax tension bi est-ce que ñu jël combat bi benn côté bi est-ce que ñoom affaire bi diisul si ñoom ba ñu jëlee ko violence quoi parce que man comme li nga wax bis bu nekk am naa ko mënuñu am bis bu ñu dépassé xam nga lépp dañ ciy dugg nuñ ci war a duggee dem jéem a defar mais
su ma juumul ñee est-ce que jëluñu lu leen ëpp doole ba tax ñu bëgg ko kii ak violence. da nga jàpp ni fitna bi am yëpp beneen camp bi la du sa camp. ah non du suñu amoo ci responsabilité. ñun keroog li am rek ñun bu ñu am na noo xam ne bu ñu defoon comme ñoom tey mën na toll fi nga xam ne tey dañ koy nettali leneen lay doon mais xam nga bañ yooyu yëpp moo tax xam nga ñu def yëfu mag tourné ndànk dem ñibbi. jërëjëf loolu moo doon proto introductif yi waaw. bëggoon naa ko laaj parce que boo xoolee. jëlal. boo xoolee signature contrat yi ñu woote yëpp mooy bi ñu woote woon Sen TV ak bi ñu wootee woon Arena. lu ci ëpp Ama Baldé mooy jiitu si moom daal mooy njëkk ñëw mais dañu gis ne Modou Lo moom mooy mujj ñëw lu ci ëpp coow li ci moom rek lay mujjee quoi. waaw parce que xam nga ay signature yëpp dafa am convocation bu njëkk bi bu ñuy dem boobu maa ngi jokkoo ak ñi ma war a jokkool muy lig ñu ngi toll fu ñu toll foofu benn dafa amoon coow avant ñun ñëw sax départ suñu kër amoon na coow ma ñëw ba taxaw côté boobu woo saa yi ñu ne ñu xaaral tuuti ñu régler problème bi mais suñu côté amul woon benn problème bi foofu la nekkoon ñi fa nekkoon ak force de l'ordre bi xam nga ñun ñu ñëw ñoo mujj a dem affaire yi xat ñu mujj a ñibbi keroog tamit noonu la demee ñun indiwuñu benn violence dañu def suñu escorte ñëw avancé ñëw ba jegee saat jékki-jékki gis ay xeer di jóge fu nekk xam nga ñu def yëfu mag tourné ñibbi mais amul benn violence boo xam ne suñu côté la jógee comme ni ma la wax bis bu nekk am nañ ko ci làmb bis du ñu dépassé bañ def naka su dul noonu bu dul loolu tamit tey fu ñu yàlla teg ci làmb dañu war di defar rek dañu war a gis li nga xam ne luy ñaaw la ñu jéem ci wax wala jëf ci ba mu tegeeku mais nag du ñu indi lenn li nga xam ne violence la muy ci wax muy ci jëf. alors mais keroog bi muy ñëw. waaw mën nañ après ñu def ñu gars yi mën nga garder micro. waaw parce que Luc il faut mu sànni ñaari kàddu Luc c'est pas la première fois ngay tëgg événement muy am genre détail yi quoi ñu ngi fàttaliku ca Mbour la fa xewoon Radisson la fa xewoon saa yoo tëggee daal day am tulleeg Mali day am coow day am fitna loolu ci yow la gars yi sax dem nañu maanaam Luc dafa mel ni moom mooy provoquer lu ni mel pour que événement bi mu mën a jaay mais day tombé rek tombé moo waral ay gàmm lan moo tax Luc Nicolaï événement bu mu dugg mu am toj bopp jàppal bàyyi yow la wala lu mu doon. waaw jërëjëf Malick tey nag damay leeral lu bare làmb ji ñuy wax tey muy Modou Lo Ama Baldé bu dee man sëñ Fallou Luc Nicolaï jaaxal na ma bu yeboo ma bàyyi làmb ndax ren laa am 22 ans ci làmb waaw ku tëgg ay Mor Nguer tëgg ay Mbaye Samb yaakaar naa ne yàgg nga ci làmb Balla Gaye 2 Modou Lo comme ni nga ko waxee sànq jaar na fi lu nekk gis nañ ko ci fi mu mujjee itam gis nañ ko ci mais dama bëgg rek leeral benn mbir mu ndaw dalalaat xel yëpp ne leen man sëñ Fallou Luc Nicolaï maa ñëwaat man ci làmb ji maa jël làmb ji en main le 13 mars làmb ji dina am face à incha allah wa rabbi bu neexee suñu borom face à face yi ñuy wax dinañu am te dinañu am ni ñu ko bëggee benn coow du ci am benn violence du ci am muy Modou Lo mii toog di Ama Baldé ba may tëgg làmb ñoom ñaar ñëpp kenn takku ci ngemb kon ñoom jaaxaluñ ma donc tey dama bëgg a leeral askan moo tax ma ñëwal suma bopp gis naa nag ci réseaux sociaux yi ak feneen ak ci presse bi ak ci télé yi ñuy wax waaw Luc respecté tul amateur yi du ñëw ci face à face du ñëw moo tax ma ñëw tey pour leeral askan mais man maa ñëw modestie à part nag interroger leen histoire lamb yu mag yëpp yi fi am ngeen interroger histoire ne kan moo ko tëgg ngeen laajte ba xam lépp lamb yu mag yi fi ne laa lay wax kooku suñu borom moo ko dogal du ci man ku yaakaar na ci man la yaa ngi juum yàlla moo ko jaarale suma loxo di wax ne nag bare na tey coow li bare na nii mu am ay ñuy tëgg làmb di wax mais ñu ci bare samay face à face kii mu ngi nii toog Malick Thiandoum fekkee ne lu bare samay face à face sax dañ ma doon ñaan pour ñëw seetaan ko di ma ñaan di ma laaj nan la ñuy defee événement dama bëgg ñu dalalaat xel yi wàcc tension bi fii làmb rek la mënul paase làmb te li ma leen wax ñëw naa face à face dina am maa koy diriger du keneen nag maa koy diriger te dina am
te du yàgg dara dinañu toog moom dina toog Ama dina toog dinañu wax te dinañu bëre làmb ji. li ma wax sànq rek suma supporter du ma leen di wax lu dul incha allah combat bi na am parce que man boobu ba léegi li ma war a nekk maa ngi ci jàpp ni combat bi dina am incha allah te loolu la ñu ñaan mu yóbbuñu ci ak jàmm ak salaam di wax supporter yi rek ñu dalal seen xel bu baax a baax seen mbër xam na lu ne ci kanamam xam na lu koy xaar bu baax a baax incha allah te maa ngi ci yàlla baax na daal. ñu arrêté tuuti polémique yu ndaw yooyu su ma neexee man biir kër Modou Lo sax ma def fa face à face su ma neexee ma def ko biir kër Ama Baldé xaalis laa leen fay ay centaines de millions du ay fo contrat laa seex ak ñoom dañ koy respecté ci nii wala ñu respecté ko ci nele wala boog la nga xamante ne loolu laa waxante ak ñoom bu jot xaalis ba jotee duñ ko jot face à face moom li ma la wax dafa leer dina am du yàgg dara Modou dina toog Ama dina toog journaliste yi toog ñu wax ak askan bi jëm ci làmb ji ci jàmm ak salaam bëri ko ci jàmm ak salaam ndam li képp koo xamante ne suñu borom yow la ko jagleel nga jël ko ci jàmm ak salaam te benn coow du ci am incha allah. waaw comme li nga wax jàmbaar wrestling Rock Énergie Parcelles mbooloo yëpp écrit yu nekk Parcelles yëpp écrit yu nekk Parcelles man benn laa ko def parce que tey su ma amee combat ñoom ñëpp dañuy bàyyi seen écrit ñëw nekk sama côté mel ne ku nekk Rock Énergie te papa moo amoon combat bu jàmp ñun ñëpp ñu koy pare loolu moo taxoon ñu dem foofu di ko jàppale mais Rock Énergie dañu nekk toujours incha allah fa la ñuy nekk bay bàyyi bëri bu soobee yàlla. maa ngi Parcelles fa laay ñëw di entraîner quoi ñoo ngi daal xam nga ci liggéey bi lu ñu yaakaar moo ñuy may dam ñoo ngi ci incha allah lépp étape par étape la bu ñu tolloo ci étape incha allah bu ñu war a demal feneen rek dañuy def loolu incha allah. léegi mu ne il y a des doutes arène nationale attan na combat bi wala attanu ko wóoru na ñu def ko fa wala wóoru ndax yaakaaroo ni ñu ubbi Léopold Senghor solution la baa nga yóbbu ko feneen. waaw Malick man de su ma gis-gis rek laay wax mënuma nag nekk ci xelu keneen mais man li ma jàpp mooy combat bi mënuñu ko bëri arène nationale parce que keroog gis nañu billets yi je pense 5000 francs dañ ko jaayee billet amateur te gis nga amateur yi kaas te bu ñuy kaas aussi peut-être ci benn côté wax nañu dëgg parce que publicu làmb xëy na doole yi yemuñu bien que damay gis ay artistes yu jógee étranger ñu mel ni ay dajju ay ñeneen ak ñeneen bu ñu nee billet 10 000 francs billet 25000 VIP 100000 kenn du wax dara alors que li ñuy fay mbër yi sax fayuñu ko ñooñu donc tey je pense que bu dee làmb nit néegu ci joxe 5000 francs ci mbër yooyu fay ay 150 160 millions je pense que war nañu xoolaat mbir mi il faut nit ñi xam aussi dañu bëgg mais arène nationale li wóor ba wóor mooy man xam naa ne combat ba xaju fa mbër mii toog xam na ne xaju fa ndax Modou mii leer na ko ne supporter am kase feesal nañu arène nationale moom mii wóor na ko ci combat bi bu caaxaan passé dëgg des Ama moom itam ay supporter am feesal nañu arène nationale léegi nag ñun moom amuñu décision bu ñu ciy jël li ñu mun mooy def suñu liggéey bu dee arène nationale moo fi sës itam ñëpp na leen leer ne billets yi moom du yomb waaw billets yi moom du yomb moom waaw donc loolu daal moom moo ci nekk mais ñu doon suñu sago ñu ngi ñaan état du Sénégal ndax aussi jeunesse am rek la am population am rek la am ñu leen di ñaan solennellement ñu def exception bil ñu Léopold Sédar Senghor ñu bëre fa combat bi pour mu doon fête ci ñëpp ñoo xamante ne xëy na du ñu mun a dem stade ñëpp doon fête ci ñoom affaire bi doon vraiment loo xamante ne ku ne dina ci gis sa bopp. réussite totale. voilà loolu daal la ñuy ñaan incha allah.